ci Stade Léopold Sédar Senghor ci quart de finale Ligue des Champions comme ni ma leen ko waxoon léegi mais ñi ngi nii actuellement ak le président Laye Cissé mu nekk kenn ci membre ORCAV yi donc ñu ñëw fii ñu bàyyi ko mu wax ñu tey bis bi nga xam ne da ngeen ko rendre hommage ay nit yi ngeen xam ne da ngeen nekkoon ak ñoom di liggéey ñu génn àdduna ngeen wane ni tey di ngeen ànd ci naqar di ngeen ànd ci naqar jël ay décoration jox ko waa famille am ñu ñëw def cérémonie d'ouverture bi noo ko gisee tey bis bi. waaw merci Diaw ñu ngi lay jaajëfal yow ak Bas di wax rek xanaa léegi nii rek bi ñuy def coup d'envoi symbolique bi xol yi xaw na tooy tuuti parce que dañuy fàttaliku ñaari nit ñi nga xam ni ay ñenn lañ ñëwoon si ñun nekkoon ay baay faalu mouvement bi ku xam Théo ku xam Papa Ndiaye xam ni seen dund yëpp si terrain de football yi lañ ko passé donc doon liggéey bu mucc ayib si li ñuy def nii muy nawetaan bi yàlla jëlee leen fi. ñii donc dañuy profiter su quart de finale Ligue des Champions bi rendre leen hommage seen famille ñëw teewee loolu donc loolu journée bi nga xam ne daal pour ñun am na sens lool am na valeur et dañu fas yéene rek chaque année ñu delloo la njukkal boobu parce que dañu liggéey pour football bi liggéey pour nawetaan bi liggéey pour askan bi. donc président li nga wax mooy li am sax parce que ñoom ay nitu nawetaan lañ ay nitu football lañ parce que ku leen xam rek stade nga leen xamee donc li ngeen def mu nekk geste boo xam ne geste bu rafet la nga xam ne ki ko jiite muy seen président Amadou Kane def ko famille am yi ñëpp teew te ñu gis tamit changement bi nga xam ne am na ren ci li nga xam ne lu jëm kanam la ci seen organisation bi ak discipline bi nga xam ne moo am ren ci phase départementale parce que macha allah joué nañ ba yegg si fii match yëpp ci jàmm la am ci salaam la am ci fair play la am donc lan moo waral loolu. waaw phase nationale yi booy xool phase départementale yi pardon booy xool ni ñu ko defee ren bokkul ak ni ñu ko doon defee ren dañ ko def sous forme de Ligue des Champions donc changé formule bi ñu changé formule bi aussi dañ changé tërëlin bi yëpp booy xool léegi chaque match balaa ñoo dem stade dañuy woote def réunion technique si réunion technique bi si la ñuy régler question yu bare régler question couleur yi régler question encombrement yi daan am et bëgg nag loolu aussi mu def tache d'huile au niveau des zones. leneen li koy sous-tendre mooy bu ñu paree ren incha allah dernière finale zonale bi am dañuy football finalu Ligue des Champions bi muy phase départementale daal di tëj nawetaan bëgg si boole nag formation parce que dañu bëgg lii ñuy def nii tey boo xoolee main courante bi bariwul cambal comme ni mu daan demee loolu yëpp ay waxtaan la yi nga xam dañ ko def ko ay formation bëgg ñii ñuy organiser ñun zone yi defee noonu comme ça ñu xam ni nawetaan bi du rek affaire cambal affaire quartier affaire koñ mais le football tend aujourd'hui de plus en plus à être moderne à être professionnel et ñun si loolu la ñu tendre waaw. donc merci beaucoup président kaddu yi rafet na te ñun tamit xam naa dañ ci ànd ak yéen tout au long de la saison pour buñ ko gën a fësal nga xam ne nit ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre mun ko gis donc ñu ngi lay jaajëfal di remercier di ànd ak yéen tamit ci quart de finale ba ci kanam. jërëjëf tey geste bi ngeen def mu nekk geste boo xam ne àdduna bi yëpp ñu ngi koy saluer muy ay nit ngeen doon ànd tey ñu dëddu fi ngeen leen di fàttaliku benn journée boo xam ne muy quart de finale Ligue des Champions tey ban sentiment moo la admis bi nga gisee njabootu ñi nga doon àndal. waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dafa comme ni waxee ne bés bu am importance la dañu toog di fàttaliku ñu nga xam ne dañu bokkoon ak ñoon lu nga xam ne ñu ngi koy def actuellement nii ñaanal leen si seen kanam mbokk mais aussi si kanam mouvement sportif bi yëpp quoi. àdduna nag nii la ko yàlla bindee ba tax na ne lépp lu nit di waaye def wala wax na nga xalaat ne bés dina am nawetaan foo ak ree la dañu war a ànd n'est-ce pas pour l'intérêt de nos quartiers de nos populations sans violence donc di rafetlu le fait que ODCAV de Dakar jël initiative bi di ñaanal aussi ñu nga xam ne nekkoon nañu ak ñun te suñu borom dogal na tey jii nii mënuñu fekkee loolu que ça soit Pape Ndiaye muy Théo muy ñeneen ak ñeneen dañu bëri macha allah donc loolu moo tax tey ñu jël décision fàttaliku leen defal leen ay ñaan di ñaan yàlla na yàlla xaar leen aljanna. mu nekk lu rafet loo xam ne def ngeen ko famille ñaari disparu yëpp tamit salué nañ ko wax nañ ci def nañ ci ay témoignages yoo xam ne yu touchant lañ di leen ci remercier yéen di leen ci encouragé parce que newoon nañ ne mënoon leen ci bañ a fekk mais bu ñu jógee ci loolu rek ñu ñëw ci li ñu gis ren saison bi organisation bi ni mu jaaree yoon léegi organisation bi jaar na yoon dinañ football depuis le début macha allah ñu ngi koy football ci fair play discipline sans violence match yi di jaar si yoon lan moo waral boobu rénovation fii ci biir tey seen ODCAV. non ñaan yàlla loolu continuer parce que ñun dañ yàgg wax ne que nawetaan moom fu ñu bëgg a jëm avec les projets que nous avons àndul ak violence n'est-ce pas projet porteur d'espoir bu nga xam ne dina tax xale yi am liggéey dina tax aussi ASC am dividende loolu nag su dee dañ koy bëgg a def dañ ko def dans la paix
le fait que cette année machallah je touche du bois que amul benn fait de violence bu nga xam ne mun na tax ñu wax ne que nawetaan kat dafa doy waaru ñu ngi si gën a sant yàlla mais aussi di féliciter président ASC yi supporters yi mais je félicite aussi les zones les zones de Dakar dans la globalité parce que lu ñu wax nii lu ngay wax noonu c'est pas seulement au niveau du département de Dakar mais c'est dans le Sénégal dans sa majorité xam nga foo mu xalee la soo xoolee tey jii nii nawetaan cadre unitaire bu nga xam ne moo gën a important façon nit bu ne mu ngi ci biir su dee yàlla dimbali nañu ba tey di ñii defe naa ne quart de finale lañu joué nii actuellement nii au niveau des zones ñenn ñi demi-finale ñenn ñi di waajal finale suñu borom may nañu ba egg fii n'est-ce pas loolu defe naa gën a dañu war a gën a sant yàlla c'est vrai que problème infrastructure am na au niveau de Dakar depuis 2 ans mais malgré tout n'est-ce pas on essaie de faire de manière pour que Sénégal mun a kontaan xam nga maa ngi doon wax benn journaliste ma ne bu kenn imaginer ñu toog benn at amul nawetaan loolu moom déwlu affaire bu doy waar lay doon donc déwlu moo tax ASC yi nga xam ne malgré conditions difficiles yi ne nangu nañ ñëw bokk si foo bu ñu def noonu ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di leen xam nga nawetaan du affaire xaalis amul benn ASC bu nga xam ne di wax ne man de la phase zonale jusqu'à la phase nationale j'ai investi 5 millions donc bëgg trophée yi may am yëpp mu war 5 millions parce que du loolu mais plutôt lu nga xam ne mooy galvaniser nit yi mooy foo agréer bi c'est la proximité c'est la rivalité mais rivalité dans le fair play donc loolu moo tax vraiment maa ngi féliciter ASC yi nga xam ne bokk nañ si ñu nga xam ne yàlla dafa dogal ñoom compétition bi continuer ñu ko dañu toog ñun tamit maa ngi leen di encourager di ñaan yàlla nag mbir mi mën a continuer ak jàmm ak salaam ñu mën a jeexal ak jàmm ak salaam te déwén incha allah yàlla may ñu stade Demba Diop pare may ñu Parcelles pare may ñu Yoff pare may ñu Iba Mar Diop tamit bii bu nga xam ne dafa nekk chantier pour les Jeux olympiques mu mën a pare may ñu tamit Léopold Sédar Senghor qui va entrer dans les jours à venir n'est-ce pas dans la réflexion mu mën a pare boobaa incha allah dinañ mën a organiser ay nawetaan yu xam ne gàtt lay doon en tout cas daal président ASC yi maa ngi leen di encourager di leen féliciter di encourager les présidents de zone di encourager aussi les présidents d'ODCAV di encourager les présidents d'ODCAV di encourager aussi yéen journalistes yi parce que dama yàgg a wax ne ko tey jii nii lu ñu wax yëpp si c'est vu et sur tout le monde c'est parce que la presse est en train de jouer sa partition dans la fonctionnalité du nawetaan incha allah. donc ñun tamit ñu ngi lay féliciter di la encourager parce que gis nañu le travail remarquable bi ngay def depuis bi nga fi nekkee te di la encourager pour li nga ci mbébét yëpp tamit yàlla sottil ko parce que le travail du lu yomb mais yow ak sa équipe bi macha allah booba léegi gàcce nga la amate yàlla na leen yàlla jàppale ba li ngeen ci sóobu yëpp yàlla yombal leen ko. merci beaucoup président merci. te Léopold Sédar Senghor ci quart de finale Ligue des champions bi ñu nekk ak le président de la zone 8 c'est muy Oumar Diouf nekk délégué tamit ODCAV donc Oumar ñu ngi lay nuyu président. waaw maa ngi lay nuyu Ndiawar di nuyu mbokk internet Binga TV yëpp. donc président gis nañ tey journée bi nga xam ne waa ODCAV dañ ko def delloo ko njukkal seen ay mbokk seen ay xarit yoo xam ne yéen a doon ànd tey yàlla jëlee leen fi donc tey ban sentiment moo la animé. waaw mais merci beaucoup Ndiawar un sentiment de contentement rek parce que boo nekkee ay nit yoo xam ne dañoo amaloon njëriñ mouvement bi ñu dee pionnier muy Théo Diagne ak Pape Ndiaye yoo xam ne ñun dañoo jaar seen loxo ñu formé ñu xamal ñu lu bëri aussi tamit donc dana rafet tey buñ demee ba ñoom ñu ànd suñu borom dogal ñu njëkk ñu fi jógee ñu invité seen famille delloo leen jukkal dafa leen benn mémorial tam daf ciy baax moo tax lii ñëpp nañ ko rafetlu di saluer initiative bu président Pape Momar Lo ak comme directeur ODCAV de Dakar yëpp. donc noo gisee aménagement yi nga xam ne su ma nee aménagement sax mais innovation yi nga xam ne moom la ODCAV def ren ci départemental yi muy Ligue des champions yi organisation bi jaar na match yi ñu ngi koy joué ci jàmm ci salaam fair play que le meilleur gagne noo gisee loolu. waaw mais xam nga ODCAV moom comme mooy instance supérieure bi ça veut dire que bu organisé dafa war a nekk niveau bi dafa war a sut niveau des zones bu zone yi defee ba par exemple nekk à niveau 50 ODCAV moom bu ñu dafa war a niveau 100 te boo xoolee tey organisation bi ni mu jaaree yoon nii wane na ko ASC bu ci nekk boo xoolee ASC yëpp ñaari ku ci nekk ak sa adversaire boo xoolee dañ def ba dañ sort que ñu nekk en face waa Grand dañuy nekk fii waa Liberté yi nekk fii waa Thiel yi nekk fële de ce fait ñoom mën nañu fool match ba mu jeex seen supporter duñ laale donc ay nit yoo xam ne yoo am expérience yàgg ci mouvement bi donc c'est normal que bu ñu tawee tey organisation jaar yoon dañuy delloo njukkal waa ODCAV di wax zone yëpp aussi tam ñu ñëw di xool ci ODCAV ni ñuy organiser ñu rey ci ODCAV aussi tamit baax na trop dañu am solo.
donc merci beaucoup président ñu fàttali leen rek ñu ngi woon nag président Omar Diouf mu nekk président de la zone 8C de Parcelles Assainies nekk membre nekk délégué ci biir ODCAV donc kaddu yi la fi yëkkati woon ci quart de finale bi ñu àndaat ak yéen rek ba tey ci continuité programme bi. monsieur Soxna mu nekk opérateur économique nekkoon wëllëre ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tey parrainé journée bi muy Papa Ndiaye ak Théo Diagne ñi nga xam ne ñoo fi déddu donc Tamsir ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga présenté wu. maa ngi leen di fay yéen waa Bimbi TV tey nag soo gisee sama teewaay ma ñëw fii tey gannaaw yàlla yonent bi Pape Ndiaye ak Théo samay xarit lañu woon Pape Ndiaye tous les jours que jëfee sama kër la doon nekk bu jógee fa dem tëddi alors donc tey su ma Momar Lo président wooyee ne ma dañ la vraiment def parrain d'honneur si quart de finale bi donc loolu moo tax bien que jot aw ma ko mais dama ne damay obligé ñëw parce que yàlla moo ñu boole man ak Pape Ndiaye ak monsieur Pablo moo tax daal ma ñëw fii vraiment ànd ak suma xarit suma frère Mamadou Diakhaté di Kempes alors ñëw naa fekk fi aussi jabari Pape Ndiaye ak njabootam vraiment tey dama ci vraiment kontaan daal si bés bi le temps ñu def ma parrain si bés bi. li nga wax mooy àdduna parce que nit booy ànd ak moom ci bu fi nekkee boo gën àdduna tamit di ko fàttaliku dafa baax te def nañ ko digtal la bis bi nga ñëw teew comme ni nga waxee jot xat na ñëw nga fi teew nga fi donc ban message ngay lancé tey waa ODCAV ak lan nga leen di ñaax tey nga pour mën leen ni que yow am nga yëg-yëg tey ci bis bi. tey lu tax lu may lancé mooy ñii tey ça se voit que ne ku fi jóge woon tamit dinañ la fàttaliku parce que xam nga lu gën a bon si àddina mooy nit ki tey nekk nga fi dee nga fàtte nañ la fi moo fi am mais lii tey Amadou Kane ak Pape Mamadou Lo def dañuy tax képp ku nekk si nawetaan di nga gën a jàpp gën a góorgóorlu parce que xam na ne duñ leen fàtte parce que tey ñoom dem nañ mais mënuñ leen fàtte parce que tey déjà su jëlee tey journée tey defal leen def leen ñuy comment dire ñu leen di fàttaliku tey vraiment man dama si kontaan mais aussi famille sportive yëpp war nañ jël exemple si ñii parce que lii tey kóllëre la parce que kóllëre moo waral tey lii ñoom Pape Lo ak ñoom Amadou Kane def tey parce que mënoon nañ ne dee nañ fàtte nañ leen mais ça se voit que toujours ñii Théo ak Pape Ndiaye ñu ngi si xol yi di ñi ba léegi. donc merci beaucoup président mu nekkoon kaddu yi nga xam ne moom nga jëgal fii ci Binghe TV ñu àndoon ak yéen ci quart de finale Ligue des champions bi ci journée bi nga xam ne moom la ñuy wax muy journée spéciale boo xam ne dañ ko décleel les disparus muy Papa Ndiaye ak Théo nekkoon ay monument ci football nekkoon ay monument ci ODCAV donc tey dañ leen doon fàttaliku di leen delloo njugal ñu amoon monsieur Tamsir Mboup opérateur économique mu doon joxe impression ci match bi ak ci journée bi donc ñi ngi àndaat ak yéen ci yeneen intervenant jël seen impression incha allah. Merci beaucoup. waaw ba tey ci continuer bi rek ñu ngi ak président Pape Momar Lo donc Pape Momar ñu ngi lay nuyu président. ñu ngi leen di fay bu baax di rafetlu seen teewaay ci bésu tey bi di leen ci gërëm di leen di sant di wax ni bés bi fa lay jëkk a tàmbalee journée d'hommage la si quart de finale Ligue départementale des champions ñu tàmm suñu quart de finale parce que mooy le milieu de la saison au niveau du département de Dakar. ñu choisir def ko journée d'hommage à 2 personnes yoo xamante ni c'est des hommes exceptionnels xam ni seen adduna yëpp dañ ko def ci mouvement sportif bi rawatina sunu mag sunu grand Pape Ndiaye ñuy profité di gërëm nag soxnaam ak ay doomam ak i mbokkam ak i dëkkandoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que c'est pas évident tey samedi programme nu mu bëree ñu bàyyi seen yitte ñu fekk suñu ci hommage bi. di ko def aussi si doomu Théo yi gis nga te doomam yëpp góor yëpp ñëw nañ pour fekkee bés bi loolu dafay wane ni véritablement ñoom seen bopp sax topp nañ tànk yi nga xam ne ni ay ji jógee fii bëggoon nañ ko mooy maanaam sport da rawatina muy mouvement nawetaan ñoom mbégte lool dafa leen hommage bi pour feddali kóllëre d'abord suñu diggante ak ñoom loolu benn la mais du ci gën a am solo pour man mooy def ci xelu ñi nga xam ñoom ñooy des nawetaan bi ne leen ñaar ñii dafa bokk si ñi nga xamante ne ay pionniers lañu parce que ku def si sa vie parce que 40 ans nga consacre chaque jour chaque matin chaque soir
yaa ngi fi nekk au service de la communauté au service de la jeunesse kooku kenn waru ko fàtte te dama koy tooñee sama gars yi en réunion ma ne leen ñun nawetaan baax nañ loolu am nañ solidarité trop mais des fois dañuy suñu xel dafay xaw a gàtt dañuy gaaw a fàtte parce que événement yi dañuy topp ba nga xam ne ñu fi jógee souvent dañuy fàtte ñaari ñii bokkul si ñu war a fàtte voilà donc loolu mooy doon li nga xam ne mooy mbëbët bi man dinañ dem ba xalaat benn trophée sax tuddee ko Pape Ndiaye parce que man dama focus ci moom parce que man personnellement dafa am lu bëri mu def sama carrière parce que dafa ma gis ma màgg ci zone bi d'abord mu nekk yoon ndam ma nekk Liberté 4 ñuy ay dëkkandoo ñu bokk ci zone 4B depuis les années 90 xam nga loolu yàgg na pendant ay une 25 ans ñu nekkandoo mag moom à la zone 4B nekkandoo encore au niveau de l'ORCAV de Dakar nekkandoo au niveau de l'ORCAV bokk programme au niveau de l'ONCAV bokk programme au niveau de la fédération donc ku mel noonu également ak li mu fa def ci jëf yëpp def ko sur le plan du sport def ko sur le plan de l'environnement muy cofeel di mbëggeel di pas-pas di def lépp kooku dañu am droit di ko rendre hommage loolu moo gën a sabab bés bi moo Théophile c'est un homme multidimensionnel Théo boo demee ci handball bi dégg nga ko rek président Seydou Diouf témoignage yi mu def boo demee ci lamb ji pareil boo demee ci basket bi pareil boo demee athlétisme pareil nga ñëw ci nawetaan dem ñaay cokkeer dem zone 1 dem xandaalu les gens parlent d'une seule et même voix un homme disponible et toujours souriant ba ñuy sélectionné photo bu ñu am yëpp dafa reetaan donc finalement pour montrer rek ñaari ñooñu seen destin dafa lié te photo bi ngeen gis ci hommage bi photo ñoom ñaar ñoo ci ànd c'est pas benn photo boo xam ne montage la mais photo boo xam ne c'est une photo réelle boo xam ne ñoom ñaar ñoo ci ànd donc mooy destin boo xam ne ñoom ñaar dañ ko bokk ñu ñaan yàlla nag yàlla xaral leen àjjana seen njaboot ñi fi des yàlla teg ci ñoom loxo may leen sutura taxawu leen yokku leen ba dara du leen métti loolu lañ leen di ñaanal ñoom ñëpp di ko ñaanal njaboote bi yëpp véritablement di wax ne lii moom c'est pas la dernière fois ñu koy def dafa fekkoon ne ligue bi ren la koy soog a démarrer de manière effective donc édition yëpp on va faire la même journée pour di leen fàttali di leen ñaanal di bàyyi xel ni ëllëg aussi ñeneen mën nañ fiy jaar rek àdduna moom noonu kese la voilà vraiment ñu ngi remercier ñëpp di remercier surtout sa famille ñu koy remercier bu baax a baax ñu kontaan loolu seen ñëw bi fii waaw ça nous va droit au cœur voilà. donc yéen a ko déggandoo mbokk yi mu nekkoon message bi nga xam ne moom la président Pape Momar Lo lancé mu nekk message touchant donc nekk tamit action boo xam ne le monde du football yëpp dañ koy saluer donc kaddu yi rafet na teewaay bi rafet na te comme ni ñu ko waxee tamit ñi ngi ñaan yàlla tamit bàyyi fi ñu fi des ñu mën na di fi taxawal journée yu mel nii pour di teewal ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñoom fii te yàlla jël leen fi ñu leen di ñaanal di leen di fàttaliku ci ay bis yu mel nii te di ñaan ba tey rek fa ñu nekk yàlla def mu gën a leen fi ñu jóge donc ba tey ñi ngi fii rek ci stade Léopold Sédar Senghor di ànd ak yéen ci programme bi ñu dem tuuti jël la famille de Théo am seen impression. ak ay doomu père Théo ñoom ñoo nekk ni tey ñu bàyyi leen ñoom kenn ku si nekk mu présenté wu d'abord après ñu jox ki nga xam ne moo war a jël kàddu gi mu wax ban sentiment moo ko animé tey ci teewaayam donc mon frère yow noo tudd. Malick Diagne man maay Malick Diagne man maay taawu Théo. man maay El Hadj Ousmane Diagne. Alioune Badara Diagne. donc gis ngeen ñi ngi fii ak ñetti doomam yoo xam ne donc comme ni ko président Momar Lo waxee léegi rek ñi ngi topp tànk yi nga xam ne seen papa moom la toppoon muy dundal le sport sénégalais muy dundal le mouvement navétane ñu bàyyi seen frère aîné mu jël kàddu gi donc frère noo gi dundee journée bi tey bi ñu rendre hommage c'est wajur bi nga xam ne moo fi dëddu. Par rapport dañuy commencer par remercier ODCAV ONCAV pour initiative bi ñu jël ba pare mënoon nañ leen ci bañ a fekk. waaw mënoon nañ si bañ a fekk parce que paa bi moom bi mu ciy def lii nii moom séntu ci woon dara moom bëgg-bëggam la woon passion am la woon quoi loo xam ne daf ko doon def te yàlla rek a tax léegi après suñu demee loolu noonu passé après ODCAV fàttewuñu bàyyiwuñu ko ginnaaw ba léegi kon loolu ñun dañ koy rafetlu rek di ci remercier ñëpp si turu famille bi yëpp yaay suñu yaay yi sama rakk yi fi toog nii ak ñi fi nekk ñëpp ñu ngi remercier waa ODCAV daal. donc ñu bëggoon xam rek ne waa ODCAV ànd bi ñu doon ànd ak sa waajur bu góor bi nga xam ne moo fi jënd est-ce que ñoom tamit xëj na ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi leen di nemmeeku wala ñu ngi xool yéen ci la ngeen nekk. si parce que nemmeekuwul weesuwul lii nii quoi nemmeeku moom weesuwul xew-xew amul parce que par exemple mënoon nañu jàll ci leneen am na ñeneen ñu ñu gën a mën a tuddee am na ñeneen ñu fi nekk am na ñeneen ñoo xam ne peut-être mun nañ ne moo ëpp daraja sax suñu waajur yi fi jóge mais nemmeeku rek doy na lii nii rek doy na nemmeeku quoi ñu leen di sant di leen jaajëfal.
donc ñun tamit Bingué TV ñu ngi leen di sant di leen jaajëf ñu dégg kaddu yi nga xam ne moom la doomu Théo yi waxoon muy ay kaddu yoo xam ne kaddu xale la mais wax ji waxu mag la donc muy wax ju yiw muy wax ju am islam wax ju am diine wax joo xam ne tamit ñoom delloo nañu cër bi nga xam ne moom la leen waa ODCAV ak waa ORCAV jox donc ñuy ñaan rek seen waajur bi nga xam ne moo fi jóge foofu mu nekk yàlla defal ko mu doon fi mu jóge te xaaral ko àjjana yokk leeram ci firdaws yi gën a kawe donc ñu ngi leen di sant ñun tamit Bingué TV di leen gërëm di ànd ak yéen ci programme incha allah. ñu ngi nii ak benn OGF bu ODCAV nekk président d'ASC tamit ci zone am muy zone 8B des Passagers ñu koy wax Maymouna Deme donc Maymouna tey lan moo waral sa teewaay fii ci stade bi. merci Ndiawar di la remercier di la nuyu aussi di nuyu waa téléspectateur Bingué TV sama teewaay ci lii bi en tant que présidente la d'abord en tant que ancienne OGF de l'ODCAV de Dakar. defe naa bokkatuma ci mais ñi ñuy rendre hommage di leen ñaanal côtoyé naa leen xam naa leen tuuti muy Papa Ndiaye ak Théo nekkoon ay nit ñu baax ay nit ñu serviable ci zone ci ODCAV de Dakar bi donc su ma déggee ni dañ leen di ñaanal il faut que ma ñëw aussi participer ji def sama partition ci mbir mi. donc en tant que présidente ASC xam nga nawetaan ni muy demee donc ban message ngay lancer tey ci li nga gis fii ci organisation bi ni mu jaaree yoon ban message ngay lancer aux supporters aux ASC bu ñu mën a continuer jouer tous les matchs dans le fair play et la discipline ba nga xam ne dañuy football ci jàmm ñibbi ci jàmm. waaw mais loolu moo war a nekk yoon football moom wax dëgg léegi violence da ciy jógee dañuy ñëw football dans le fair play et dans la sportivité il faut am ku gagner match moom mënut a ñàkk surtout match éliminatoire il faut am. vainqueur ak vaincu donc dañ koy jël positivement rek gën a préparé waat ñëpp ñibbi si jàmm vraiment. donc merci beaucoup présidente ñu ngi lay jaajëfal di ànd ak yéen rek ba tey ci Ligue des champions yi ba ci kanam ñu ñëwaat ak yéen. benn élément boo xam ne kenn dootu ko présenté ci footballu Sénégal ba tey mu nekk tamit suñu concert nekk Bingué TV ñu koy wax Bouba Sarr nekk présidente OGF bu Dakar donc Bouba ñu ngi lay nuyu. waaw fay naa leen Ndiawar fay naa leen bu wér. donc fay naa leen bu baax. donc Bouba gis nañ tey journée bi nga xam ne moom la waa ODCAV def pour delloo njukkal seen ay mbokk yoo xam ne ñoom ñoo nekkoon ak ñoom doon ànd ak ñoom tey yàlla jëlee leen fi ñu tey ñu leen di fàttaliku ci journée bi ngeen ñëw teew yow nga ñëw teew ànd ak say OGF yëpp en tant que président lan nga sentir tey. waaw tey moom xam nga dañuy sentir am contentement bu wér waaw tonton Théo ak tonton Pape Ndiaye dañoo doonoon ay éléments ODCAV yoo xamante ne dañoo baaxoon macha allah bëgg li ñuy def. ci ODCAV dañ leen ñaanal rek fa ñu nekk gënal leen fi ñu jógee nii yàlla bàyyi leen baal leen seen i bàkkaar dugal leen ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi fi daw si. donc ñu gis évolution bi nga xam ne ODCAV def na ko ren te OGF yi yaakaar naa ni indi nañ ci une touche particulière donc naka ngeen préparé seen journée ba nga xam ne dootul amati benn débordement benn incident ci match yi. waaw di sant yàlla bu baax parce que boobu ba tey ñu ngi nekk di xeex zéro violence ci stade yi yàlla bu defee tey ñu joué 4 de finale yi 4 matchs d'affilée amagul incident ba léegi dañ koy sant yàlla bu baax di wax ne ASC yi OGF yi ku nekk wàcc na sa gox ñi nga xamante ne ñoo qualifié waxtaan ak ñoom wax na violence fajul dara aussi tamit ñu joué que dans la fair play et que le meilleur gagne. waaw di masawu sama ñaari équipe yi nga xamante ne ñoo toog muy Ngaparou ak Ndangaañ gën a defaruwaat rek di féliciter Colobane ak kii nu mu tudd Bokk Jëf di leen féliciter bu baax a baax. donc merci beaucoup président sa taxawaay rafet na kaddu yu rafet na tamit ñu ngi lay sant di la gërëm di ànd ak yéen rek ba tey ci départemental bi. fa nekk ci sa xol tey. kontaan xol fees na waaye xol kontaan na parce que lii itam. dëgg yàlla mënoon na leen ci bañ a fekk lii mooy ànd bu dëgg ànd bu sincère ndax mënoon na ni dem nañu fàtte ko mais fàttewuñu ko fàttewuñu njabootam ñu jël toog journée bu mel nii tuddee ko sérieusement kontaante dong lañ ci am waaw dëgg donc loolu mooy football loolu mooy mbooloo parce que ku xam sa borom kër ku xam li mu doon def ci ODCAV tey yoon la ñu defal ko lii ñu ko defal sax ci football xëj na lu ndaw la mais dinañ ko def lu gën a mbaj te suñu xel du mos a génn ci moom football ndax ku nekk ci football rek xam na Papa Ndiaye donc ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk mu gënal ko fi nga xam ne fii la jógee ñu lay wax rek ban message ngay lancé tey ci ambiance bi ak nan ngay wootee nit ñi ñu football ko ci jàmm bu ñu paree ñu ñibbi. waaw kontaan te di nag sensibiliser xale yi ñu def ko ci jàmm dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin vraiment kontaan nañu ñuy ñaan xale yi lii sport la violence zéro la ñu wax
waaw nañ ci dugg ci jàmm rek incha allah ñu leen di ñaan daal nawetaan daal yëfu xale la nañ ko def yëfu xale rek voilà. merci beaucoup madame Ndiaye donc ñi ngi ànd ak yéen. Merci.